أكرمتني إكراما مما شاء أكرمتني إكراما مما شاء وكل ما أردته منك أنفعل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك بارك لي يا ربي في الحروف وغيرها وجبت بالمحروف ملكتني بكونك الكريم ما خال لي تفسيرا وتكريما أعطيتني من قبل أنسى كل ما مضى من الضر محوط ظلما وجعل الأكرم أنفى الكرم والضر بخير رد للسرم أسأله كرما بالقصيدة خارقة لعدة المفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل الكلام ورحمة الله تعالى وبركاته. maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen balu àq di leen bal àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñu bàkkaar ñun ñépp ci barke weeru tedd wi di jël sama nuyoo di ko teg ci l'honorable haut conseiller des collectivités territoriales muy soxna Yaya Ly Cissé di ko sargal di bég ci taxawaayam di ci bég ñaari yoon ndax taxawaayam ci kuréel yi muy ci Benno Bokk Yaakaar nekk au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales waaye dama waroon jiital taxawaayam ci suñu njaboot ndax sama soxna la te jigéen moom xam naa seen thème bi dana ko génne jigéen moom bu demee ba boroom këram tagg ko rek wàcc na te maa ngi biral ni que ni boroom këram tagg na ko yàlla na ko yàlla fay yiw sottil ko ci njabootam bi jaay Seydina Muhammad di nuyu mbooleem jigéen ñi nekk Benno Bokk Yaakaar yépp te nekk Thiès ak fu ñu mën a féete fu nekk di leen féliciter ndax lii ngeen def yombul ñuy faral di wax ni domaine politique ak domaine religieux dañu nekk ay domaines yu sensible yoo xam ni su nit ki demee ba transcender ko mën a jiital li nga xam ni moom la mbooloo mi bëgg rek lu jafe la suñu boroom a ci dugal loxoom ndax kenn ku ci nekk mënoon ngaa toog ci kuréel ba nga nekk def fa sa manifestation te du tere nga bokk ci mbootaayu Benno Bokk Yaakaar waaye lii lépp yéen a ngi ko def ngir rafetal rek yal na leen ko yàlla fay yiw ma di leen di xamal nag ni yéen a ngi ci yoon bi nga xam ni moom le président de la république bëgg kuy ànd ak moom rek tegu ci yoon boobu
ndax Sénégal benn la kenn mënu koo xar ñaar te réussir na loo xam ni lu jafe la mooy coalition bi gën a gudd fan ci histoire politique bu Sénégal te nag fi ñu toll nii dama ko faral di wax comme ñu ma koy waxe rek ma ni ko fi mu ne nii wutatul dara way dong lay wut way ndax wane na li mu mën waaw way woowu nag seen ànd bii ngeen ànd fotosu la ci waaw fotosu rek neexut a fecc waaye way woo dégg wu nekk fotosu xorom la ca te nii ngeen def nii fotosu la ci kon yàlla na ko yàlla gën dëgëral ñu di leen di xamal ni nii la ñuy defare Sénégal mooy ànd nekk benn kenn mënu cee dem te àndoo ak sa morom politique moo leen boole waaye xool leen tey politique baa ngi law ba ngeen jël weer wu tedd bu mel ni weeru koor bi ngeen ànd ci di ci conférence kon maa ngi leen di encourager ci yoon boobu di gën a ñaax particulièrement jigéen ñi APR ndax nag wax dëgg yàlla lu ma rëy rëy làmmiñ administrateur u APR dong la ma di leen di ñaax di leen xamal nit ni ñaar ñu ànd rek am na ku ba dara waaye damay téye lépp kenn damay téye lépp bu ko defee du ngeen ànd faw dana am koo xam ni dana ba am lu mu ba ci moom keneen ki baal leneen li ci moom ngeen ànd nekk benn te noonu la ko président de la république bëggee waaye àndit àndu nawle koni kaay ñu ànd ba noppi bu diisoo jotee nga ni ko xaar ma ci ëtt bi ñu diisoo ba pare bu ñu génnee ni la jugal ñu dem boo amee fulla da nga naan maa bañ nawle àndu processus la te processus boo gis ay étape la àndu nawle nag kenn du ci burle benn étape bu diisoo ba étape bu ba ñuy taxaw di def taxaw saytu dañ cee war a ànd di ci waxtaan di ci sottante ay xalaat te xam naa ni Benno Bokk Yaakaar Thiès ci loolu ngeen nekk li ngeen ànd nag ci espace bi ngeen nekk nekkul lu yomb espace politique nekkul lu yomb espace bu mën a tette nit la teg ko ci yoonu siraatal mustaqima mais espace bu mën a réeral nit la teg ko ci yoonu jahannama da ngay tànn nag moo tax su ma déggee ñu naan politique baaxul man politicien yi nangam te ka kay wax boo seetloo la nga xam ni moom la bëgg a wundu ma nga fees dell ci moom ñu baax ñoo nekk ci politique bi ñoo nekk ci yeneen kuréel yi waaye ku mel safaan ba yi ñi ngi ci daayira yi ñi ngi ci tarixa yi ñi ngi ci équipe nawetaan yi ku bëgg a baax wala nga bëgg a def leneen du cadre bi nga nekk moo la koy defloo ci sa cosaan la sa deret la sa bëgg-bëgg ak sa ngëm-ngëm waaye politique mën nga ci def ba dugg biir àjjana waaye dafa nekk espace boo xam ni dafa bari ay contradiction yoo xam ni dafa nekk ci ñun doomu aadama te méngoowul ak ni politique di doxe ndax politique ci boppam bëggul maa fi nekkoon démb ak bërki démb te loolu dafa nekk loo xam ne yëg-yëgu doomu aadama bu normal la maa fi nekkoon démb ak bërki démb waaw ndax nag boo nekkee ci mbir di ci yëngatu faw nga xam règle du jeu yi waaw bu dee da ngaa bëgg football te xamoo règle du jeu yi arbitre bi ne prët nga jàpp nga bëgg a jël bal bi jàpp ko say loxo daw ba camp wu adversaire yi dugal ko mais arbitre day siffler mais politique aussi dafa am règle du jeu yooyu moo dàq maa fi nekkoon démb ak bërki démb maa doon lal basang yeeg
maa doon yéey gerte caaf yeeg nangam nangam dëgg la ku gore ku ne di nga ni budul woon yàlla ak diw waaye politique du daayira du tarixa te parti politique boo gis bu nekk benn objectif rek la am mooy gagner élection téye nguur gi te yéen a ngi ci loolu moo am solo kon yàlla na leen ci yàlla saxal di gërëm également responsable yi ma fekk Maodo Malick Mbaye mon frère ñu ngi lay gërëm di la sant di dëgg di bëgg également ci taxawaay bi nga taxaw au niveau du département mais également au niveau national waaw ndax nit ñi kenn moomu leen am na noo xam ni boo ñu taxawee duñ ko wax waaw te ñoom ñoo taxaw ni léegi wax ñi ngay def au niveau national et au niveau départemental ñu ngi lay gërëm au nom du président Macky Sall di beral nuyoo également ñi nga xam ni ñoo fi représenté sama jigéen sama xarit sama soppe muy la madame la ministre d'État madame Marème Badiane ñi ko fi représenté muy Yaay Seyda ak madame Sonko nga xam ni c'est mon assistante maa leen di nuyu faamu Thiès yëpp di nuyu kilifa yi ma fekk yëpp di bëgg ci taxawaay bii ngeen taxaw di leen ñaanal yàlla lu ngeen fi wax lu nekk fii ak lu fi keneen wax ku nekk yàlla na ko yàlla soppi mu doon yiw ci barke yonent bi di jéggalu nag ndax programme yi dañoo bari rax ci dolli sax ma am kenn ku wàññeeku ci suma biir famille waaye ma ni woon gor amul lu dul kàddoom comme ne woon naa leen dinaa ñëw faaw ma ñëw te programme yi rek moo xat ba tax may ñaan su ma daanalee sama kàddu rek ngeen may ma ko ma yeeweeku ba yeneen jëmmi jamono di wax tuuti nag ci thème bi ngeen jël muy femme politique islam mu nekk thème bu am solo mais dafa nekk thème boo xam ni la mu ëmb loo ci jël lu nekk rek mat na thème conférence ndax xam ngeen jigéen wax ci jigéen rek doy na conférence wax ci politique kazalika islam moom kenn waxatu ko mais su ngeen bëggee jël ñetti domaines yooyu lëkkaloo leen jéem a xool lan ngeen ciy mën a segg ma ni leen lenn dong la mën a jur femme politique islam lenn dong la mën a jur mooy salaam te boo jëlee salaam soo ko wëlbatee nga ñëw dellu si nekk ci biir islam donc ça veut dire seen thème bi lépp su leen neexoon ngeen jël rek bind rek ni l'islam parce que boo nee l'islam wax nga la femme soo nee l'islam wax nga politique c'est vrai souvent dañ naan wéy les chefs religieux war nañu génn ci langue politique bi man leen kon les chefs religieux war nañu arrêter di jël di jox xaru Tabaski yow bu sa soxna amee muccee que ngay njëkk a xalaat mooy nga dem seeti sa sëriñ pour mu jox la xarum tudd mu jox la ko léegi ñu war a wax lu jëm ci réew mi nga ni deet sëñ bi waroo am kàddu c'est pour dire que l'islam ci boppam moom moo ñu imposer ñu politique parce que bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni bokk na ci ñi gën ci yéen mooy ñi ëpp njariñ ci askan wi te damay faral di wax ni bu dul woon yàlla ak politiciens yi mbir mi dana metti de politiciens yee ngénte politiciens yi ñooy joxe suukaru koor
politiciens yi ñooy faj gàcce yi, politiciens yi ñooy financer yenn programme yi. Il faut ñu wax ko. ñi ngeen fii gis ñuy def politique yépp dee nañu, ndax ku ci defu doon politique la ngay am ak su néew doo ko bokk kenn lu dul sa waa kër te li ngay liggéey du bari. kon nañ leen ormal les politiciens. boo ci jëlee nag segment bu mel ni segment jigéen ñi ci wàllu politique dafa nekk segment boo xam ni suñu culture moo faagaagal seeni mën-mën ak seeni pexe yu bari yoo xam ni bu ci politique jaruñu woon kon dinañu transcender problème yu bari. ndax ki nga xam ni suñu boroom moo ko xool ba xool ko ni damay jël kun fa yakun dugal ko ci yow, duma sàkk kenn koo xam ni jaaraluma ko ci yow. mais kooku am na xel war na mën nangu ni am na leneen lu ko yàlla jox ci intuition ba nga xam ni que ni suñu leen dégloo nañ leen war a dégloo daañu mën a anticiper beaucoup de crises, daañu mën a régler beaucoup de problèmes qui se présentent dans la société. mais kon dafa am solo que femmes yi gën a impliqué wu ci biir politique bi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais Khadija moo ko may fit. Khadija moo ko may fit. xam naa seen conférencier dana ci ñëw tout à l'heure. boo jëlee suñu histoire u Afrique ñun buur bu ci mës a nekk bala ngaa jël décision da ngay bàyyi ba guddi nga waxtaan ak sa soxna mu wax la xalaatam nga booleeg la nga xam doo ko dem jël sa décision. ndax yàlla moo leen may loolu. nettali woon naa ko délégation bi ñëwoon seet si ma ni leen même psychanalyste yi ak biologiste yi ba ñu lëkkaloo ba def seen recherche dañoo gis ni que ni ndekete yoo ñi ñuy wax le sexe faible ñoom ñooy le sexe fort. biologiquement parlant ci benn domaine la boo xam ni moom la ñuy wax l'intelligence émotionnelle bi nga xam ni que ni siège am mi ngi nekk ci suñu bulbe boobu boo ko dee xool ci jigéen la gën développé te bulbe bi moo jur le cortex bi nga xam ni mooy siège convention yi. góor ñi nag ñëw logé wu ci cortex bi teg benn convention ni yéen ay le sexe faible ndax booba dañ leen a ragal nag waaw buñ leen ni woon yéen ay le sexe fort rek kon àdduna bi tukki nag waaw. mais ba ñu demee ba xam ni que ni yéen intuition bi leen yàlla jox mayu ko góor pour ñu établir benn équilibre parce que mbiru yàlla yépp équilibre la le yin et le yang ku gàtt ku njool ku xees ku ñuul yàlla lu mu créé rek binôme la. mais pour établir cet équilibre là il fallait nécessairement mu am fu leen dëkkal foo xam ni dana wàññi tuuti seen xadara moo tax ñu ni le sexe faible. am na benn boroom xam-xam bu wax ni bu ñu bàyyee woon deuxième guerre mondiale bu fekkoon ni ay jigéen ñoo jiite woon Allemagne jiite États-Unis jiite France guerre du am. ñu ni lu tax ñu ni ndax jigéen du jur ba pare di bëgg a rey te fléau yi ñu fi xam yi gën a mag mooy les guerres mondiales. c'est pour dire que ginnaaw bi politique nekkee am comme objectif defar suñu nekkin defar suñu nekkuwaay defar fi ñu nekk jigéen yàlla jox ko mission muy ki nga xam ni moom la suñu boroom dugal kun ci moom muy sàkk muy procréer yàlla may ko lim ko may ci wàllu intuition
mais jigéen jooju su ko yàlla baaxee mu nekk jigéenu jullit buy dugg ci politique rek di joxe des résultats probables. sama xam-xam màccul jëm ci wàllu diine wàllu alxuraan dama ciy maandu waaye li nga xam ni rek mën nañ ko cee wax yàlla moo ñu ko jox la raison est la chose la mieux partagée au monde kenn ku ne xam na ni que ni li ngeen mën ci politique bi ku bëgg a falu te àndul ak yéen du falu Macky Sall moo ko wax on gagne les élections avec les femmes et on les perd sans les femmes benn ku bëgg lu baax te mu jëm ci askan wi bu leen laajee seen xel li ngeen koy wax daf may leer ni que ni lu dëgëral askan wi lu boole askan wi la lu andi jàmm la te bala nga naan naam ne fa jàmm rek lañ bëgg. le troisième élément mooy que ni bu ngeen wëlbatikoo nekk jullit di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mën nañu suñu xel mën na jàpp ni que ni bu ngeen boolee la leen yàlla may ci intuition ngeen boole ko ak la tax politique jóg ngeen boole ko li nga xam ni moom la l'islam di xaar ci jigéen mais fu ngeen ko sotti fu nekk tawféex lay am yàlla na leen ko yàlla may. kon maa ngi leen di encourager bu baax ngeen góorgóorlu politique ñu baax rekk sax la bëgg politique bëggul ku bon mënta def politique déedéet ndax li nga xam ni li ko tax a jóg mooy njariñal askan wi mais soo baaxul doo ko mën def loolu moo tax président de la république ci constitution bi référendum bi passé ñu dugal benn poñ ci référendum bi mooy rôlu parti politique yi lan moo war a nekk seen taxawaay ci askan wi ndax nag dafa doy nga defar parti politique mu nekk ñetti militant rek muy yow sa soxna ak ordinateur bi nga ni am nga parti politique yooyu dafa doy il faut ñu xam léegi lan mooy war a nekk taxawaayu parti politique bi taxawaay bi ci éducation wu xale yi taxawaayu ci formation politique wu seen militants yi ak seen responsable yi taxawaay également ci réflexion bi nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko war a def ñeel li nga xam ni mooy njariñu réew mi je vous encourage na ngeen continuer ci li ngeen di def ngeen sellal ko ngeen xam ni que ni tant que yéen a ngi jóg di dox di wax ngir loo xam ni dafay jariñ askan wi ala kulli haal suñu borom da leen koy fay. jigéen ju nekk war na gis boppam ci moroomu jigéenam boo xam ni ngir yàlla ak Macky Sall moo tax ñu ni ko buñ lay césarienne ci dootoo fay jigéen bu ne war na ci gis boppam kon bu leen def politique teg ko rek ci gisuma ci sama bopp na ngeen ko def teg ko muy jaamu yàlla ngeen di dimbali askan wi te yàlla tax te ngeen jàpp ni kenn yorul lenn kenn rizqu ma indallahi ma boo doon fanaanax Macky Sall ci benn néeg te la nga xam ni suñu borom dogalu ko ñeel mu jële ko ci moom jëmale ko ci yow tant que suñu borom dogalu ko boo dee fanaanax Macky Sall sax doo ko am waaye boo nekkul sax Sénégal nekk Afrique du Sud Macky Sall nekk fii la nga xam ni moom la yàlla bind ci sa jë te mu war la ko jox ala kulli haal fa nga toog ngay toog mu fekk la fa kon nañ leen gëm yàlla kenn ku nekk mënoo nekk ministre fal nañu diw ministre rek nga ni tey ma lakk dëkk bi lu tax man ñu fal kële ministre bàyyi ma ndax ba ngay judd dañoo nodd ci sa nopp ni ministre diw nañ leen delloo si waat recadré waat suñuy action politique jëmale ko ci li nga xam ni mooy jariñ réew mi ngir ëllëg bañ koo def rek parce que am nga chance nekk ci benn parti boo xam ni moo jël nguur gi rek nga ni léegi yow yaa gën ñeneen ñi teraanga bu ñëw rek war nga cee am mais foo ko teg te bu fekkee ni yàlla day rey doo bëgg ñu démocratiser rey bi kon maa ngi leen di encourager bu baax di leen ñaanal yàlla seen ànd bi yàlla na gën dëgër yàlla na gën yàgg
lu ngeen fi wax si lu baax yàlla na ko yàlla soppi mu yiw séddale ko askanu Sénégal wépp bi jaay Seydina Muhammad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di gën a wax rek mu nekk ñaax mooy di ne bu ñu fàtte li ñu boole xëy na tey dañu nekk ci war a wax parce que mbiru diine la mais bu ñu fàtte ni li ñu boole ba li yëpp ñëw mooy politique ñu koy def ci benn dëkk bu tudd Thiès bañ na ko ba Thiès la tudd ci département bi Thiès la tudd ci commune bi Thiès la tudd ci région bi mais ñuy départ ci la ville de Thiès ma wax ni leen dañoo génn ci élection présidentielle yàlla def li mu def ci Sénégal ñu war a sant yàlla loolu mu def ci Sénégal mu am spécifiquement nu mu demee ci biir Thiès ville ñu am ci leneen lu ñu jëm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci loolu dama leen di wax ni yéen jigéen ñi lu ngeen defal plaidoyer dëkk bi ñu naan Thiès doyul lu ngeen wax ci ñu bàyyi xel Thiès doyul parce que dafa am ñu bëgg a teg ñaari Thiès waa dafa am ñi nga xamante ni dañuy teg Thiès waa bi nga xamante ni mooy Thiès waa bi contre président Macky Sall te lu muy wax danaan xeeb na wala gisul wala doyul ci li président Macky Sall def ci dëkk bi ñu bëgg ko opposer ak beneen Thiès waa bi nga xamante ni dafa ànd ak président Macky Sall ba pare ni président jàmbaar nga Thiès a ngi lay gërëm loo def ci Thiès doy na ma leen di ñaax ci ngeen bàyyi xel ci loolu ngeen xam ni lu baax jigéen na ci dugal kàddoom lu defaru jigéen na ci dugal kàddoom fu ngeen mën a yeggalee seen baat seen influence ci ku defar Thiès defar ko ku ko defarul woon defar ko ku ko mayoon dolli ko ndax position bi ñu nekk la dañu nekk ci dëkk bi nga xamante ni dafa bari li ñuy wax gëb la mooy banlieue Thiès dafa bari quartier yi nga xamante ni dafa nekk quartier yi nga xamante ni lu metti la ñuy dund te lu metti loolu ñuy dund lu ci ëpp ci jigéen ñi ñoo ko yëg kon ñu leen di ñaax ngeen bañ a fàtte loolu xel ci seen doxalin ñun nag pourquoi lu ñu bëgg war nañu mën a taxaw wax ko président ni ko ñun Thiès doyaluñu gisuñu bàyyi ñu xel defal ñu defaral ñu Thiès parce que bu fekkonte ni moom mënul bu doonte ni président Macky Sall yàlla daf ko fal mënoon na gagné ba pare du am bilan parce que nit dina def ba pare du ci am bilan mais dañoo gis mu defaat ba ñu gëm ni kii defkat la kii ku man la kon ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk Thiès dañu ànd ak moom lu ñu li wolof yi di wax tëgg gulaali mooy ngay tëgg sa gémmiñ di yuuxu pour ni ko suñu dëkk bëgg nañ ko suñu dëkk fonk nañ ko suñu dëkk 4% 7% la fi démarré woon tey mi ngi ci 40% suñu dëkk boobu la ñuy ñaan taxaw parce que ay citoyens lañu ñu dolli ko ginnaaw dama wax ni benn xëy bu président xajul ci Thiès parce que ñu ci bëri dañuy wax naan 44 milliards li mu def ci ndox rek ndox bi mu ñëwee Thiès li mu fi def ci ndox rek mat na 271 milliards kon xam nañu mais li may wax te di ko bëgg ñun ñëpp ñu partagé ko
comme élément de langage mooy ñu bañ ñun wax ni ñii ànd ak Macky Sall daal ñoom ñi ngi fi ñoom fu ñu gisee Macky Sall ni ko li nga def Thiès gis nañ ko doy na vraiment yaa ngi ñuy defal non ñu jël nag ñeneen ñi ni yéen a bëgg Thiès parce que fu ngeen taxaw waxal Thiès waxatuñu waxu président de la République ci kàttanu yàlla ak mbaaxam moo fi toog ba 2024 waxu gox-goxaan la ñuy wax te gox-goxaan yooyu dëkk bi ñuy wax Thiès jigéen ñi dañ ci am solo bu yaatu. beneen élément bi mooy mon frère Pape Mayel wax na ko politique képp ku ciy dugg ñi gën a sax ma noppalu ci politique mooy ñi nga xamante ni yàlla def na ni biñ ciy dugg fekk na yenn yàlla may leen ñu fàgg ko parce que politique ku ciy dugg pour am boo ko defee ni nga ko war a defee loo am di nga ko ci defaat. Je prends un exemple banal. Honorable député Maïmouna Sène xëj na benn instant yéene woon na ko ñun ñëpp yéene ko mu bëggoon nekk député mais xam na ni tey lépp loolu laal ci député gi di nga ko joxaat ci askan wi bu dee di nga def politique comme ni nga ko waree donc politique kenn du ko def pour am mais nag derrière toute conviction se cache une ambition c'est-à-dire képp koo gis nag muy politique waxul ni naa ci am alal waxul naa ci am dara mais soxla na ci reconnaissance xam nga man dama jël sama exemple bopp dama am malchance su dugg ci politique te awma benn ndombo tànk bootuma ci benn parti bu am solo mais daj naa li nga xamante ni mburu daj ko ci taal parce que li tax reconnaissance boobu baax da ngay ñëw sax ci mbooloo boo amul benn tur ñi lay teeru sax dañuy am fan lañ lay teg parce que yow noo tudd nga ni maay monsieur Diop koo doon nga ni maay monsieur Diop ñu la waa toogal fii donc pour wax ni nag suñu jigéen ñi li ñu leen di plaidoyer mooy ci titre yi parce que dañu xam xolu ki koy ñun président dañu am lu ñu yàlla may mooy duñ ko jay duñ ko jëw parce que loolu taxul ñu ànd mais xam nañu xolam ci jigéen te man dama xam yow fi mu la teg monsieur l'administrateur du parti xam nga di ngeen dégg lu nekk ñu ne parti bi c'est pas structuré mais déggoo ñu ne poste administrateur bi ñu ngi koy xuux ñu ngi koy xeex wala ñu ngi koy xuloo donc xam nañu fi mu la teg waxal ko ni ko suñu jigéenu Cees yi na leen gestu ci titre yi na leen gestu ci titre yi nga xamante ni moom moo koy joxe ma wax ni nag ñépp mënuñoo am ñépp tamit mënuñoo dégg monsieur le ministre ñépp mënuñoo dégg honorable député waaye am na ci yenn yi nga xamante ni bu fekkente ni jot na ci te mu koy def ñi ngi koy ñaan mu gestul ñu suñu jigéenu Cees yi pour plusieurs raisons mérite bi jigéen ñi am élection dafa doy waar Pape Mayel xam nga ci lu bari parce que yow tu es un produit des sciences sociales xam nga politique tamit élection da ngay dem gagner mu jox la ay dayo boo amul woon nga am dayo bu rëy dem perte mu wàññi la ba yow da nga naan ndax kii man la c'est-à-dire une victoire électorale te donne des vertus que tu n'as pas du tout. Une défaite électorale t'enlève tout mérite ba ñu fàtte ni yow jàmbaar nga woon te suñu jigéen ñi ay jàmbaar lañu parce que dem ci élection 2012 ba léegi ci biir dëkk bi dégg goo fi wiiw te terewul bu taxaw jotee nga taxaw te bu ñuy dem ci élection yaay njëkk ci bureau de vote yi mujj fa te même boo gañewul le lendemain bu ñu woote waatee nga taxaw ba pare def ko dans la discipline ñi ngi lay ñaan nga waxal ñu président de la république nañu gën a gestul suñuy jigéen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. gis nga ana ñu ko bëgg Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah na ñëpp def ni ñu màggal Muhammadu Rasulullah
labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbayk kenn du ko wax fu dul ca Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah tey ñu ñëw ñu nekk seen ginnaaw andil monsieur le ministre yóbbanteel andil ko Yaya sant cantam monsieur le ministre nee na mi ngi lay nuyu nee na mi ngi lay beral nuyoo ndax yow du parti rek moo leen boole danga nekk sëram nekk xaritam lu mu nekk yaa ngi si lu mu nekkul it yaa ngi ko fay taxawal rawatina tamit si biir Thiès bii kenn du wax sa diggante ak moom amoon na yéene lool ñëw waaye xat-xat yi noo ko jàpp te mu nekk si déménagement wu ministère bi si biir semaine bi mu xat loolu moo tax teew fi kàddu yi du gudd nag kàddu cant la ma yóbbante woon si Yaya mu santal ko tamit toutes les femmes de la région de Thiès ma beral nuyoo suma femme Notto Diobass si ma dégg fii nga xam ni tey bu ñu tuddee Alioune Sarr ñoom moo tax ba pare ndax gunge leen ko jàppale leen ko si biir région bi may delloo kàddu bi rek c'est bon donc remercier di ñaan leen nañ ko fekkee ak yu bëri sant bu baax a baax delloo njukkal non merci beaucoup mais di nuyu tubaarkalla département région de Thiès bi ba jóge àndante ak sama madame la maire sama maire yónni ma mais maa ngi nuyu sama maire département yëpp yu Pout yu Tassette yu Diender bàyyiwul kenn ndax ñu waa département ku dem am na ko place président Macky Sall la doon gën dina ko taw mais Yaya ngi ni kontaan ci yow Moussa Mbaye yónnee ci yow di kontaan ci yow di la jox mais fii ma jëlee rek am naa fi di waa jëlee fii nag ma joxoon bi Seydina Mouhamed sama doom boobu dugg si léegi jox ma ko jigéen ma maas مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولى مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقام فوق كل مقام وأعلى مقام فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء المرسلين ذوي المراتب العالية فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختاما عطر اللهم روضه الشريف في البكرة والعشية لأزكى صلاة وأزكى سلام